jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ci télévision Futur Média dal leen ak jàmm seen émission miroir Covid 19 niñ koy defee saa su ne nag gis ngeen jamono ji ci Sénégal cas yi yokk nañu lool passé nañu baari juróom-benni junni yi lu ëpp nag ñaari junni ñu ngi ci kër docteur ñu leen di faj lu ëpp téeméeri nit maanaam téeméer ak ñaari nit ñoo ñàkk seen bakkan mu nekk lu doy waar loo xam ne jar na taxaw seetlu bu bëree bëri maanaam ñu gën a jël suñuy matuwaay fi mu toll nii dana nañu dund ak virus bi waaye kenn waxul ñu défier virus bi ñu daal di wàññi li nga xam ne moom moo nekk matuwaay yi dafa nekk lu am solo bu ko defee ñu jógee ci mbas mi. ci noonu dañuy dem ba diwaanu Tëngéej li nga xam ne nag moo nekk prix bu njëkk ci Macky Sall nga xam ne moom moo ko teg ci wàllu coronavirus bi projet Also Covid 19 moom moo ko gagné ki nga xam ne nag moo nekk chercheur bu mag boobu madame Fat Bintou moom moo ko jiitee naka noonu ca diwaanu Tëngéej lu tolloog ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ci ay nit am nañ lii di mbas mi ca diwaanu Tëngéej dañ fay fekki kii di nga xam ne moo nekk Ousseynou Thiam. jërëjëf Pape Fara ñi nga gannaaw ba ñu la fayee lu jëm nag ci wàllu mbas mi tey jii dañ leen a bëgg a waxtaan rek lu jëm ci nga xam ni moom mooy wàllu recherche am nag benn raaya boo xam ne bii dañ ko jagleel njiitu réew mi mu doon première édition ki ko gagné nag di universitaire bi di yëngatu ci wàllu médecine di docteur Fatou Bintou Sarr dañ koy déglu rek ci lu jëm ci solos projet de recherche boobu nga xam ne bii dañ ko jagleel lu jëm ci wàllu xeex doomu jàngoro bii. ci njëlbeen ba bii secrétaire général CAMES ne gëstukat yi de il faut ñu indi seen wàll ci xeexu Covid 19 bi amatuñu guddi amatuñu bëccëg di dajaloo di xalaat seet ba xam ban pexe la ñu mën a indi ngir xeex jàngoro yi léegi ñu daal di xalaat ne boo buggee xeex sa noon il faut nga xam noon bi nu mu mel am jumtukaay yuy war pour mën ko xeex looloo tax it ñu tëral projet bi di Also Covid 19 nga xam ne dina seet. jàngoro bi naka la demee ci ñun kan lay laal kan lay faat kan lay sonal ndax jigéen yi wala góor yi kan la ciy gën a laal ñu seet loolu seet ba xam ndax ñun am na suñu yaram yi ñun ñii lu xam ne dinañu aar ci jàngoro bi wala déet di xool itam ci suñu askan bi naka la ñuy yëgee jàngoro bi. mu doon projet boo xam ne bii nag gannaaw Sénégal dinañ ko yaatal ci yeneen réew yi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk fii ci dëndu Afrique ñu déglu ci professeur bi lay. waaw maanaam CAMES espace CAMES fukki réew ak juróom-ñeent la am na fukki réew ak ñett yi nga xamante ne ñoom daanaka dugg nañu ci projet bi mais ci projet bi ñu présenté CAMES mënuñu def réew yëpp parce que fonds bi ñu am duñu ko permettre. waaye dinañ def étude bi Mali dinañ ko def Sénégal dinañ ko def Burkina Faso dinañ ko def Gabon dinañ ko def Cameroun bu ko defee bu ñu amee fonds yu doy ñu daal di yokk réew yi seet mbir yi ñuy wax nii ci yëpp réew yi CAMES yi. waaw ñu jeexale rek ak bilan bi nga xam ne bii moom la ñu mën a nemmeeku fii ci département bu Tëngéej bi fi feebar bi duggee ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars wala ñu génnee ba ci bésu tey ji ñi amee doomu jàngoro yi lim bi toll na ci ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ci tënk daal Pape Fara lii lañ leen indiloon tey ci li di miroir Covid 19. Ousseynou Thiam ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom ci diwaanu Tëngéej gis ngeen lu am solo li nga xam ne defal nañu ko fa noonu la ñuy def nag dem fa la nga xam ne moom moo nekk ci diwaanu Kolda foofu ña nga xam ne ñoom ñoo nekk ca àll ba respecté wuñu bu baax a baax li nga xam ne moom moo nekk mesure barrières yi maanaam li nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ngir mucc ci mbas mi ci noonu nag ay jigéen yu nekk ca diwaanu Kolda ñoom jamono ji danoo taxaw témb nag collecté lu tolloog 20 000 masques loolu liñ ci jublu moom moo nekk rek ñu fexe ba nit ñi du moytu ak i détergent li nu mel ci diwaanu Kolda Abdoulaye Diallo lañ fay fekkee Abdoulaye maa ngi lay nuyu. donte li ñuy amal yépp ngir xeex mbas mi waaye dafa mel ni ñu bari ci askan wi toppatuñu tegtal yi ñuy digle ngir mucc ci jàngoroy coronavirus comme niñ koy dundee ak ñi fi toog ñépp kenn ci ñoom solul masque. looloo tax ay jigéen yu Kolda daal di dajale seeni am-am ngir defarlu ay masque ñu jënd ay saabu ngir baaxe leen askan wi ak ay daray tubaab yu fii ci Kolda. jigéenu Kolda duñu des gannaaw bu président de la république wootee pour xeex mbas mi parce que donte ko xam nañu président fu mu teg jigéen ci politique am moo waraloon ñun ñëpp ñu lënkaloo ñii dërëm ñii daa dërëm ñii masque ku nekk li nga mun def nga ko dañu mun a yem fii sensibilisation bi moom dem ci dëkk depuis corona bi nekk kër par kër ci WhatsApp yi ci diggante yi ci marché yi fépp fu jigéen yi dem ñu ngi def sensibilisation pour wane ni jigéen ñi ci mun nañu war a respecter les mesures barrières def tuuru 14 communes bu département de Kolda. naka noonu pour ay jigéen yi bokk ci kuréel bi dend ak jëwriñ ji ñu denk wàllu jigéen ñi. tey boo demee marché instant bii nii jigéen ñoo fa gën a bëre
te presque distanciation bi pour respecter ko day doon problème ci biir marché yi waaye masque yi daf ñuy jàppale parce que masque bi boo ko solee da lay dimbali koo xamante ni mu ngi la jege moom it mu ngi sol masque xëy na ku nekk bu la mbas bi nekkee sax du la jaaw a wàllaate donc boo demee ci marché yi ñun la boo demee ci hôpital yi ñun la fépp foo dem di nga fekk ni jigéen ñi ñoo fa gën a bëre même ci ngénte yi ak yooyu foo dem jigéen ñi ñoo fa gën a bëre donc tey dañ koy jagleel jigéen ñi pour ñu mën a aar seen bopp te ko aar jigéen aar nga àddina. programme bi nga xamante ne ministre de la femme Ndeye Saly Dieng moo ko initié dënk ko suñu ñaari honorable yi nga xamante ne honorable Coumba Baldé mooy point focal bi régional honorable Mariama Daba Diamanka di point focal départemental. importance programme bi mooy puisque dañuy yóbbu masque yi fi nga xam ne moo gën a sore biir Kolda peut-être sensibilisation bi biir Kolda nit ñi ñu ngi takk ay masque waaye nag ci dëkk kaw yi yoo xam ne dafa sore peut-être dese nañu takk masque. bi mbas mi dikkee ak léegi diwaanu Kolda jot na dalal juróom-ñaari fukk aji wopp yu coronavirus waaye ñëpp a wér bay ñibbi seeni kër daanaka li gën koo bare ci yile aji woppa ca département bu Vélingara lañ leen dépisté woon positif. Abdoulaye Diallo ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci li nga xam ne moo nekk xibaar yu am solo yim ñu indil ci wàllu mbas mi ci noonu nag dañuy dem ba diwaanu Diourbel foofu nag leneen luñ fa mën a jàpp moom moo nekk moodu yi fa nekk dañoo bëgg a delluwaat fa nga xam ne fa lañ dem liggéeyee jamono ji loof nañu sonn nañu moo tax nag ñu ngi ñaan ñu dimbali leen jox leen ay formalité bu ko defee ñu mën a dellu leneen la ñu bëgg moo nekk ñu ubbi benn yoon sax frontières yi ñoom ñëpp ñu mën a delluwaat daal di daan seen doole ci diwaanu Diourbel Mamadou Moustapha Ndiaye moom lañ fay fekke jamono ji nga xam ne biti réew ñu ngi ci déconfinement ba tax na lu bëri ci activités yi tàmbali ndànk-ndànk sénégalais yu bëri ñu ngi woon fii ci réew mi tënku ñu leen di wooyee moodu yi wala faatu yi ñu bëri ci moom nag bi ñuy ñëw dañu jëndan ay billets d'avion aller retour ci ginnaaw gi bi vol de rapatriement yi commencé ñu bëri ci ñoom dellu nañ wala maanaam am na ak jàppandel gu am ci dellu bi billet aller retour la ñu jëndoon ba tax na wóotaat ci billet yi pour jël vol de rapatriement yi dafay xaw a doon jafe-jafe ci ñoom soxna Ndeye Ba Italie la nekk moom ci boobu situation la nekk. wax dëgg yàlla yàgg nañ fi trop suñu njaboot gi yàgg nañ fi suñu doom yi ñu ngi war a jàngi ñii ngi war a liggéey te mënuñoo fexe ba dem waaw te jamono ji dafa tombeek mbas mi nag ñu bañ dimbali ñu ñoonu fas yéene dem ñu mën a dimbalee ñu dem rek ñu dem lañ bëgg. ñu ngi ci digg liggéey bi fi mu ne nii hôtel yi ubbi na yëpp ubbi na ñu ngi ci géej gi war a liggéey war a def lépp te mënuñoo dem takk réew mi waaw xanaa mu dimbali ci billet yi rek lu mu mën a wàññee billet yi ñu dem rek ndax jamono bi dafa metti te li indi woon yëpp jeex na tàkk. El Hadj Mbargou Gueye moom Espagne la nekk di yëngatu ci structure hôtelière di sàkku ci nguur gi ñu ubbiwaat frontières yi comme niñ ko defee ak vol de rapatriement yi ci nu mu gën a gaawee. metti na ci sunu côté vraiment même sunu famille sax dafa metti ci ñoom li nga xam ne moo ñu gën a yitteel daal mooy instant yi aéroport bi ñu jàppale ñu ci mu tijji au niveau international ban mën a dem ci suñu yitte suñu contrat mën na cee yàqu te loolu jaru ko kon nag vraiment ñu ngi demandé président de la république nu mu gën a gaawee mu tijji aéroport ñu dem suñuy yitte dem liggéey. lii lañ leen indiloon tey ci département bu Diourbel di leen dig daje beneen yoon ci beneen numéro miroir Covid-19. Mamadou Moustapha Ndiaye jaajëfal la bu baax a baax ci diwaanu Bawol yaakaar nañu lu nu mel tàbbiwul ci noppi tëx ndax ko xam ñooñ nekkee foofu yëpp daan doole la ñu nekkee ca biti réew ñuy ñaan nag nguur gi dégg ko jàppale leen ci li nu mel bu ñu fa jógee dem diwaanu Matam ca Matam nag lañ fa nemmeeku moo nekk daw làqatu yi ñoom jamono ji jafe-jafe yu métti la ñu am ndax nag moo waral ñii di nguur gi nag taxaw ngir jàppale leen mbootaay xeet yi ñoom tamit nee nañ li nga xam ne ñoo nekk daw làq yu Mauritanie nekk fii ñoom it ëlëm na leen moo tax ñu indi ab jàppale bu am solo jox leen ko ci wàllu Covid-19 bi nu ñu def ba xeex mbas mi diwaanu Matam ñu fekk fa Ali Bandel Niang Ali Bandel ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di leen dalal jàmm ci région bu Matam tey nag dañuy waxtaanee lu jëm ci wàllu miroir Covid-19 ak situation bi nga xam ni noonu la woy daw làqu yi ñu gën leen xamee ci turu réfugié
noonu la ñuy dundee ci diwaanu Matam kenn réewu mbir ci atub 89 la mbooloo bu bare bari jóge woon Mauritanie wàlli si fii ci réewum Sénégal donte ñu ci gën a bëri dellu nañu foofee seen réew waaye ba léegi am na ñi nga xam ne ñu ngi desandi fii lii kon moo tax ba nguurub Sénégal bàyyi leen xel bu baax a baax rawatina jamonoy mbas gi ñu ne ba ñu daal di leen yabal ay produits sanitaires waaye itam jàppale mu ñeel seen dundu. Colonel Keita moom moo jógee ca cellule ba nekk ca palais de la République moo jiite woon délégation bi ñëwoon fii ci Matam. mooy ñi nga xam ne jóge nañ seen dëkk daw nañ seen dëkk ngir bañ nañ seen religion bañ nañ seen race bañ nañ seen opinion donc seen sécurité la ñu ragal ñu daw ñu ñëw ci beneen dëkk laqatu foofu. journée tey mooy journée solidarité pour ñoom ñu xam ne ñu ngi leen di supporter gouvernement Sénégal dafa musu supporter réfugiés yi mu joxe aussi droit réfugié mu ne réfugié bi nekk Sénégal da nga am droit pour jàng su fekkee xale nga da nga war am droit faju su fekkee da nga feebar comme sénégalais bi juddu fii nekk fii droit bu mu am réfugié bi loolu la am. moo tax ren ñu ngi ci situation boo xam ne mënuñu célébrer bu cérémonie bu mag mënuñu ko def waaye dañu ne il faut que ñu def cérémonie boo xam ne wone suñu solidarité ci réfugiés yi. dañoo ne nañu wone suñu solidarité bi mooy dimbale ki nga xam ne mën nga ko dimbale moo tax ñu wuti ay produits genre masque. genre gel genre saabu genre soutien pour alimentation bi résilience bi ñu mën a tenir ñu am ceeb ñu am diwlin ñu am suukar pour dimbale leen donc Sénégal en tout cas mi ngi wone que réfugiés yi c'est vrai jóge nañ seen dëkk mais fu ñu ñëw aussi seen dëkk la. ki nga xamante ne nag moom la ñu toftal ci gouverneur mu yore lépp lu jëm ci wàllu question administrative yi rafetlu lool jéego bi xamal na ni ñoom ci seen wàllu bopp maanaam ñu fi toogal nguur gi ñu ngi bàyyi xel réfugiés yi bu baax a baax rawatina ci jamonoy mbas mi ñu teewlu ko. waaye gouvernement du Sénégal xam li ko war daal di leen teral leen yaatal leen. occasion la pour ñu dellusiwaat si ñoom sargal leen wax leen bisimilah continue leen di leen wax bisimilah te tamit di leen. reelaar également ni gouvernement du Sénégal di jóg di nekk seen wet di leen accompagner. ren nag célébration journée des réfugiés dafa tombé ak benn contexte mooy xeex bi ñuy xeex jàngoro ji moo tax ñu fas yéene jëmal action yi nga xam ne ñu ngi koy def ci sensibilisation waaye tamit gën a jox ay jumtuwaay ñi nga xam ne ñooy réfugiés yi ay personnes vulnérables nga xam ne impact feebar bi dal na leen pour ñu gën a mën a lutter contre la maladie. loolu moo waral tey suñu partenaires yi maanaam HCR ak OFADEC. waaye tamit comité national chargé de la gestion des épidémies de la gestion des réfugiés ñëw indi appui bu takku bii. laata ñu jeexal ñu defaat situation bi fukki nit ak juróom-ñett la ñu testé positif Covid-19 tey ji ñuy wax nag ñeenti doomi aadama kese ñoo tëdd ca lal ya nekk ca centre de traitement bi nekk ci hôpital régional bu Matam mu nekkoon ci tënk li ñu indi woon tey ci xibaar ñeel mbas mi nga xam ni ñaari fan ci weeru juin la dugg fii ci région bu Matam ñu leen di jox dig daje ëllëg ak yeneen xibaar. jaaraama Ali Bandel Niang foofu ca diwaanu Matam ak li ko wër. kon niñ ko waxee rek mbokk yi gis ngeen li gën a fës ci li jëm ci wàllu xibaaru mbas mi ñeewal biir réew mi bu ngeen taaxirloo léegi gannaaw bàkk ba ñu daal di dem ci biti réew dëgtal leen la fa gën a fës. noonu xibaaru mbas mi ñeel waa biti réew nag dañ koy dooree ci réewum Gambie ba mbas mi duggee foofu nag ba léegi fukk ak ñett ñoom ñoo ci amoon feebar bi kenn ñàkk ci bakkanam fukk ak juróom-ñaar daal di wër fukk ak juróom jamono ji ñoom la ñuy faj waaye ci ñoo ñuy faj nag am na ci koo xam ne da leen ëlëm lool jamono ji lu ko waral nag dañuy dem ci diwaanu Gambie fekk fa sunu naataangoo Wuri Jàllo
fay naa la. K038 ndaw la juddoo fële ca Nigeria atam toll ci 24 moom nag xale bu góor boobu fu muy gën a dund mooy Sénégal waaye nag day ñëw fii ci Gambie de temps en temps ngir def business am ñu ngi ko intercepté ci frontière bi le 17 juin mettre ko en quarantaine def prélèvement yi ci moom même jour bi lee résultat yooyu nag ñoo génn le 20 juin daal di ko confirmer positif. K039 jógee wayaasa yàggul dara ci kàdduy jëwriñ bi yor wàllum wér-gi-yaram gi doomu aadama boobule yaayam doomu Gàmbi la donte sax waa ministère bi joxewuñu yeneen précision ci cas boobu nga xam ne mooy K039 bii nag mooy K040 ab cas bu nga xamante ni dafa daw yaram ndax ki mu concerné mooy benn xale bi nga xamante ni atam toll na rek ci juróom benn weer xale bu góor moom yaayam ak itam magam bu jigéen jógee ko Sénégal yàggul dara ñoom ñett yooyu nag xale bi yaayam ak itam magam bu jigéen bi ñu ngi leen di rek intercepté ca frontière bi le 19 juin dugal leen ci quarantaine def prélèvement yi ci ñoom test yi ñu def leen itam résultat daal di génn le 21 juin yaay ji ak mag bi négatif waaye ki nga xamante ni mooy doom bi moom dafa positif ndaxte sans doute mën nañu jàpp rek ni moom xale boobu moo gën a vulnérable ci feebar bi lee te itam moo gën a ñàkk chance ñu jeexalee ko ak cas boobu nga xam ne moom la ñuy woowee K041 ab binational la maanaam ñaari nationalité la yor bu Sénégal bi ak bu Gambie bi atam toll na rek ci 42 moom itam jógee Sénégal yàggul dara ñu intercepté ko ci frontière bi le 19 juin dugal ko quarantaine prélèvement yi ñu def ko le même jour résultat yi ñëwaat positif le 21 juin fii ci Banjul Wuri Diallo. Wuri Diallo albarka foofu ca diwaanu Gambia di nuyu waa Gambie yëpp xam ne ñu ngi teewlu xibaar gi ñeewal mbas mi fii ci Sénégal ak biti réew ca Italie la ñu jëm foofu nag gis ngeen li nga xam ne ñoo nekk sans papier maanaam ñu amul kay toogaanu ñaxtu la ñu def la ñu bëgg mooy ñu régulariser leen ba ñu mën a ñoom liggéey seen teeyu bakkan am na ay mbootaay yu am solo yu fa nekk yoo xam ne ñoo leen di jàppale surtout nag ci jamono ji nga xam ne mbas mi dafa laal fépp ci àdduna rawatina ci Italie ndax ci réewu tugal yi bokk na ci réew yi nga xam ne ay jafe-jafe yu métti la ñu am diwaanu Italie ñu dem fekke fa Augustin Faye Augustin ñu ngi lay nuyu. jërëjëf ñoo ngi lay nuyu it di la sant rek ñëpp ñi nga xam ne nag ñoo ngi seetaan rek Miroir Covid 19. fii nag ci réewum Italie ni nga ko waxee ci lu jëm ba tey ci régularisation ñi nga xam ne nag amuñu ay permis de séjour ñu fi amul kayit lañ ca laxas nag ngir bokk ca taxukaa yomb nag ci ñenn ñamu yitteel ngir gouvernement bi nag bàyyi xel ca loolee waaye it nag gën a yolamal rek critères yi ba ñëpp mën cee bokk rek ay kuréel ëmb nag ay immigré tàmbale nañu rek di samp rek ay taxaw ñaxtu nag ci buntu ay préfecture yi nekk nag seeni ay diwaan naka noonu ci Brescia ay doomi réewum Sénégal bokkoon nañu ca taxaw ñaxtu gañ fa amaloon ñu teewlu leen. manifestation bi moom li ko waral mooy mbiru kayit yi sénatoriat bi nga xamante ne moom la ñuy proposé mu compliqué lool mu nekk tombeek période boo xam ne liggéey amul situation bi métti na donc proposition yi nga xamante ne moom nañu teg ci sénatoriat bi jaaxal ñëpp loolu nag moo waroon ñu ñëw fii pour mën a dajeek préfet bi gaa yaa ngi ci biir préfet bi mi ngi leen di recevoir donc pour xool bu ñu génnee lan dañuy teg suñu loxo. régularisation bi niñ ko gisee pour ñun du lu bees ay film yuñ fi gisoon la en 2000 gis ko fi en 2012 nar ko fi gisaat fayloon nit ñi xaalis ba pare di leen wër-wërloo ñu am gis-gis boo xam ne dañ ñëpp a ci war a bokk pour ñun parce que waruñ sélectionner rek ne agriculture ak laboro domestique parce que ñi fi ñàkk it bëri nañ te gis nañ ñu bëri tamit nekk ci condition yoo xam ne am na xaalis yoo leen bëgg a fayloo dafa am nu mu méttee ci ñoom donc li gënoon mooy joxe permis boo xam ne per atteste occupation la nit ki da nga war a liggéey mën a liggéey régulièrement fay ay contribut loolu nag moo tax ñu ñëw buntu préfecture nga xam ne moom mooy buntu gouvernement bi si lañ mën a taxaw pour message bi yegg ci ministre de l' intérieur yegg ci ministre de l' agriculture tamit ñu wax leen ne leen di leen dànkaafu ne leen li fi amoon bu mu fi amaat mbir mi ni mu war a doxee gu ko yaakaar bi ñu amoon ñoom ne dañuy régulariser laboratoire agricole yi demande yi boo xoolee par exemple 76% ci demande bi labor domestique la donc te yeneen secteurs yi ñu ngi xaar muy agriculture bi muy commerce bi muy secteur bi nga xam ne édilitier la secteur yëpp ñu ngi taxaw di xaar seen nit ñu bëgg nañoo dugal mais bu continuer ni folop lay doon. nga gis tamit manifestation bi tey ji dañ naan ndimbal na ca fekk loxol borom tey jii waa dëkk bi rek nga fi gis ñoo fi ëpp muy italien ñi nga xam ne ñoom ñoo taxaw di ñu jàppale ñun ñi ci suñu biir mënuñoo mànkoo doon benn pour ñëw booloo doon wenn say daan li nga xam ne moo ñu tax a jóg waaw loolu tamit daal nekk na loo xam ne ñaaw na torop
waaw ñu ngi ñaan nag yàlla nu yàlla jàppale ba li ñu bëgg lépp am. manifestation bi ci li ma gis baax na parce que li ñuy naan mieux vaut prévenir que guérir donc baax na trop parce que xam nañu expérience yi passé donc avertir les autorités de la situation des gens yoo xam ne ñoo nekk ci problématique bi ñu xam ne ils seront devant des gens qui sont là et qui sont représentés donc ak nu munti demee rek ñu jéem a xam ne bu ñuy approche bi ñuy am ci demande yi na doon approche boo xam ne approche humanitaire voilà parce que c'est le seul moyen boo xam ne mooy mun a éventuellement sauvegarder ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci conditions yi ñu nekk actuellement parce que on sait qu'on est dans un moment difficile on est dans un moment de crise on est dans un moment de pandémie boo xam ne on peut pas prétendre que les gens vont s'inventer des choses yoo xam ne c'est impossible même pour la personne qui est en règle. Disons que rien n'est trop tard parce que comme que on est toujours en phase fii ba le 15 août donc le gouvernement bu ko neexee tey mun na génne circulaire allergir voilà certaines conditions donc rien n'empêche de le rebattre parce que kooku c'est le critère boo xam ne la c'est un critère boo xam ne ECHO moom mënul bàyyul kenn donc c'est le meilleur critère pour régulariser les gens éviter des faux contrats et consorts. jërëjëf lii rek moo nekkoon ci tënk xibaar yi ñeel mbas mi fii ci réewum Italie di leen jox rek dig daje ëllëg nag ci beneen numéro miroir Covid 19 ak yeneen i xibaar. Augustin Faye di la jaajëfal diwaanu Italie nuyuwaale waa Europe yëpp sénégalais yi fa nekk di leen masawu coono bu baax a baax ci mbas mi ak ñàkk liggéey bi ndax nag gis ngeen seen njëriñ lu ëpp ay milliards dañ koy dugal fii ci biir réew mi nga xam ne nag nit ñi ñoo koy jëfandikoo li ñuy yónnee li ñu mel seen njaboot yi fi nekk kon ñu ngi leen di ñaanal rek ñu delluwaat seen activité bu ko defee ñoom ñu yëg ci seen bopp askan wi tamit Sénégal yëg ci boppam bu baax ni ma leen ko waxee woon rek Sénégal jamono ji mu ngi ci mbas mu méttee métti ndax saa su ne lu ëpp téeméeri cas moom la ñuy compter wala lu ko jege te ci loolu nag passé nañu juróom benn junni ci ay cas yoo xam ne am nañ ko ci feebar bii di coronavirus lu tollook ñaari junneeg lu ko ëpp ñu ngi ci kër docteur ñii bu feebar bi nekkee ci ñoom ña ca des ay asymptomatique li ñu leen tuddee maanaam feebar bi nekk na ci ñoom te amul nag benn mandarga moo waral ñu bëri ñu naan feebar bi am na nag dafay nekk ci yow waaye am na loo xam ne nag du ko def signe bañ nga wàll keneen moo tax waa kër docteur di la jël di la teg benn place ndax nag baaxut ci ñi nga xam ne ñooy mag ñi ak ñi nga xam ne ñoom tamit dañoo am yeneen i feebar naka noonu téeméer ak ñaari nit ñàkk nañ seen bakkan mu nekk lu doy waar jaale seen mbokk kon nañuy gën a jël suñuy matuwaay bu ko defee rek ñu ñàkk suñu bopp ñàkk ñi ñu janool bu ko defee mbas mi teel fee jóg kon jàmm ak jàmm ba beneen